la Sénégal njaay gi la day am na problème mu wér gu yaram nag dëgg la termine yéene kaay ne gis nga ginnaaw corona googe waaw grippe aviaire ba waaye dama ne la fièvre jaune nga nag mar Italie ay la la réew maa ngay wàcc laa la wax dama ne la fukki weer ak benn ngi ni la ginnaaw bi ñuy xeex nag wàllu mbas mi ak wàllaateem yu bëri sauvetasam yu bëri ak nit yu deem ñu bëri ñu lee te jamono jooje waaw kilifa yi nag fi mu nekk ni lee ñuy wut ay saafara ak yooye la grippe aviaire ba dugg jàngoro ji nga xam ne maanaam day daaneel ginaar yeeg ñoomin seen waaw njàmbataan nga dugg dama ne la fièvre jaune bi lé waaw gis nañ ci lu ci tolloo juróom-ñett ci ay doomu aadama te ñaar ñoo ca dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa la ko dama ne la gis nga Tambacounda gële ak Kédougou waaw buñ ca teelulee jóg day maar day taali feebar yi lee kon wàllaate gi gaaw na lool léegi gaaw na lool teew ca jamono jooje personnel médical ba ca boppam daa mujj débordé yéene kaay déeme jaagi de gis nga réew yi nga xam ne maanaam ñoom ñooñu wër ni la ci sous région bi waaw dama ne la suñu ginaar yi ñuy jaay yooyu léegi dañu koo commencé daw maar day taali la ilaha illallah l'observateur ne réew mi ci boppam fi mu nekk nii dañ koo wër ndomba laa la wax wàllum ko bi jaa ngi file corona ga grippe aviaire gaa nga fee di daaneel ginaar ya dama ne la fièvre jaune baa nga fële taxaw allahu akbar le solo yéene kaay ne gis nga fièvre jaune googe waaw ngir ñu xeex ak moom day jàpp leen ne lu tolloog juróom-ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama day danañ leen pikiir fii ak fukki fan ak juróom ci weeru février lay tàmbali laa la wax Mamadou Lamine Diallo day ci direct news ne gis nga Sénégal njaay gi lee lu ci tolloo juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay lal ngir kaa grave yi lée corona gi te xoolal ñeen fukk ak ñett yëpp ci Ndakaaru njaay jël jóob lanu ne laaj ma Rwanda ñaata lal la am dëkku Paul Kagame lu tolloog juróom benn téeméeri lal la ilaha illallah 600 lits ñun ñu am 69 lits la ilaha illallah ay lii lan la yéene kaa gi ne te gis nga yorinu corona googe gestion bi waaw waa Togo day Togo Afrique sow jant gi la ñoo jël pee Afrique ba mu daj ñoo jël deuxième waa Sénégal moom fan la féete critique yéene kaay ne te gis nga réew mi fi mu nekk nii dafa wàcc de mbas yee ñu wër mbas yee bëgg a bëri nag corona gang fi grippe aviaire gang fi fièvre jaune gang fi sursaane gis nga fièvre jaune googe waaw bu ñu gaawulee jóg ci tundu Tambacounda ak lu ko wër gale lu tolloo juróom-ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama seen bakkan nañ ca xottu gerte laa la wax enquête yéene kaay na ñëwaatal ci corona gi lée ak école bi nga xam ne kon dafa manqué ay jumtukaay laa la wax xam nga jamonoy mbas mi dañ ne woon élèves yi dañuy toog ñett wala ñeent waaye école yu ci bëree bëri amul ay jumtukaay laa la wax demal ma ca Saare Gille 3 am na fa ñaari classe ca Tambacounda waaw nga xam ne élèves yi ci suuf la ñuy toog yaa jum wala maa jum maa la wax loolu de ci suuf lañ naan répp toog xoolal ma Mbuur gi Mbuur ñu naan ville la waaw ma nga ak ay saket ba léegi nii la laa lay wax nii ay abri provisoire allahu akbar Mamadou Moustapha Diagne ministère éducation nationale waaw nee na lu tolloog ñaari téeméeri junni ci ay table ban moom lañ commandé lu tolloog juróomi junni livré nañ ko 24 heures yéene kaay ne waa FNR syndicaliste yi nee nañ gis nga vacances yi nga xam ne kon nañu koo jël day dañu ko war a yokkat laa la wax looloy dëgg de fi mu nekk nii de mbir mi doon na waar laas weneenu mbas day mooy menacé Sénégal de fièvre jaune wala le quotidien yéene kaay Vox Populi ne déggoo leen ma de dama ne juróom-ñetti cas am na ca ñaari doomu aadama ñoo ca dee allahu akbar source aane dama ne la jinne may mu naa ngay wàcce université étudiante yi ña ngay daanu laa la wax allahu akbar ñeneen na ngay daanu de sur quotidien ne wàllum jàppale usurpation de fonction waaw faux policier faux gendarme faux magistrat ay hors la loi yuy doxle lanu laa la wax libération yéene kaay ne maître Moussa Diop ak Dakar Dem Dikk waaw c'est la guerre totale la ilaha illallah ndaxte ginnaaw ordonnance su juge ba day maître Moussa Diop waaw ma ngay teg loxo na contre société nationale bi la di Dakar Dem Dikk waaye Dakar Dem Dikk tam ña ngay contre attaqué de yóbbu ko ca kanamu président tribunal ba dama ne la Boun Khatab Sylla ak maître Moussa Diop waaw 5 février bii lañ leen convoqué Union africaine day am na njiit lu bees Dakar Times de président Macky Sall la de président en exercice 2022 2023 Macky Sall nag kon wàllum leadership am day daal dinañ koy confirmer Direct News de coowal Aminata Lo Dieng day waaw kan moo génnee audio bi la procureur ci boppam waaw daa war a yëkkati yat bi kon dóor ko ci kaw ki nga xam ne moom moo def loolee statut ancien ministre la mayu ko muy manqué de respect takk-der yi dëgg la moom Aminata Lo Dieng day altine lañ ko jàllale tey lañu koy déglu moom procureur waaye Aminata Lo Dieng mi lay waaw dañu ko humilier toroxal ko def ko lu ñaaw boole koog askan wi lay enregistré ko te enregistré nit ki ba pare daal di koy tasaare day lu gaaw a garaaw la la wax déli la procureur loolee daf caa war a wax les si ko yéene kaa ne moo taxit moom ministre Aminata Lo Dieng waaw daal dinay commencé grève de la faim nee na du lekk de ay waay ji réew mi quotidien Idrissa Seck tamit déclaration de patrimoine am bi lay waaw i ko génnee ba tasaare ko day Macky Sall recevoir na Idi Palais ba de njiitu réew mi daa mer bay bëgg a dee laa la wax ndax liñ def Idrissa Seck moo Ndiaye Cissé ONG 3D ci tribune yéene kaay waaw nee na Seynabou Ndiaye Diakhaté njiital OFNAC ci boppam kon moom moo war a tekki ndomba tànkam laa la wax Vox Populi ne de pourtant ñoom waa OFNAC day seetal nañ seen bopp wicc ndaxte nee nañu ña nga xam ne maanaam ñoo nekk ca bureau boobee ñuy jotee déclaration de patrimoine yi day nekkul na ñoom ñooy
siwal lii déedéet le tee mooy yéene kaay ne waaye yow est-ce que nekkul ne ay jege ñaale Macky Sall di waa nguur gi ci boppam ñoo tasaare déclaration de patrimoine Idrissa Seck bi de maar day taali lii kat moo ci am intérêt parce que nag am na ci ñoo xam ne ci nguur gi la nu ne àndaatu Macky Sall ak Idrissa Seck gi lée dencee mer ba maar day taali laa la wax mu roog soo bi waaw ay jege ñaale Macky Sall am nañ ci mer trop te nag le général de Gaulle day am na lu mu waxoon de nee na gis nga wàllum politique boo ca déggee war walaay lu dul yàgg lay ne en politique la trahison est une question de temps ay observateur di ay seetlukat yu bëree bëri day dañ ne li wóor ba wóor mooy nguur gi kese moo am intérêt weer Idrissa Seck laa la wax box boobu ne man kay maa lay waxal tey alalu Idrissa Seck ji lée nee na ñun daamal Kajoor moom cyber campus pare boo ko xaymaa toll na ci $2 millions way Samba ak benn terrain bu ëpp 2 junni ci mètre carré boo ko xaymaa toll na ci 200 millions laa la wax Idrissa Seck mi ñàkkul de Idrissa Seck amaat na 1700 mètres carrés nee nañ Aba Jaber moo ko may way Samba Idrissa Seck am na tam beneen kër ca quartier Mbour de ge jigéen a ma fa ne ca tubaab jalaaw gële dallu waayam wa fa la ne Idi jaayoon ko Ablaye Wade gañe nguur gi Idi jëndaat ko way Samba ca taatu géej waaw moom Idrissa Seck mi lée nee nañ amaat na daanaka 100 hectares boo ko xaymaa toll na ci $2 milliards la ilaha illallah ca Banja département Mbour Idrissa Seck 2010 day daa jaay këram nga la résidence les Cristallines ca Saligué Ahmed Khalifa Niass la ko jaay 450 millions ca la jëndaatee tundu woowu ci Ndakaaru Njaay jël Jóob gi lée nee nañ Idrissa Seck këram gi ci point E moo ko moom Idrissa Seck ngeeg 2 hectares fii Mermoz ci booru géej te nee nañ boo xaymaa kon loolee toll na ci $20 milliards allahu akbar la ilaha illallah terrain bii ci Mermoz Idi toogaale na de waaye Idrissa Seck nag na jàpp ne ak lu mu toogaale moom ñoom Macky yoo waa OFNAGO ña génnee déclaration ba yoo ñoom ñëpp nañ xam ne ñun suñ pétrole bi mënuñu koo fàtte déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga faram fàcc xibaar bi Yacine Seck di fàttali ne kon yenn ci ay ponk ci biir jotaay xibaar dañu koy jukki nag fas yéene ko waxtaanee ci plateau bi ànd si El Hadji Mamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré ni ñu leen ko waxee ci ndorteel li ñu koy door ak wàllug wér-gu-yaram jàngoroy pays gi dikkaat na fii ci réewum Sénégal mënees nañu wax ne juróom-ñett ci ay cas jot nañu leen nemmeeku mu mel am na ñaar ñu sa ñàkk seen bakken si ñeenti ci ay diwaan bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur national bu programme élargi de vaccination moom docteur Ousseynou Badiane mu ngay xam ne kon jàngoro ji lu gaaw a reye la ñu teewlu ay kàddoom. li ko gën a nemmeekoo nag mooy région de Tambacounda et de Kédougou waaye amoon na benn cas boo xam ne moom lañ njëkkoon nemmeeku cas boobu Touba la woon ginnaaw bi aussi am na benn cas boo xam ne ci lañ ko nemmeeku boo xoolee Tamba si ñeenti cas yi nga xam ne ñoom lañ fa jotoon nemmeeku ñaar ñi dañoo mujj faat feebar aussi dafa nekk feebar boo xam ne dafa garaaw parce que boo ni ñuy wax létalité mooy ñi muy faagaagal ci ñuy feebar boo ko jëlee téeméer bu nekk daanaka mën na cee faagaagal juróom fukk jàpp juróom-ñaar fukk moom moo gën a garaaw même Covid-19 bi nga xam ne moom la ñuy wax. ngir mën a xeex boobu la jàngoro di pays jàppale ne kon dalee ko fukki fan ak juróom ci weer wi ñu nekk daañ soobu si ab campagne de vaccination ko xam le moo di Ousseynou Badiane ñu teew lay kàddoom ba tey. vaccination bi day ànd ak communication surtout communication bi ñu wax de proximité jéem a waxtaan ak askan bi xamal leen danger bi nga xam ne moo nekk ci fièvre jaune et puis xamal leen feebar boo xam ne amul garab la te benn jumtukaay rek lañu am pour xeex feebar boobu mooy vaccination te nag responsabilité ministère de la santé moom mooy aar nit ñi ci musiba yi ak feebar yooyu moo tax lu situation bi mën a demee tamit ñu ci responsabilité boobu il faut ñu assumer ko. docteur Ousseynou Badiane si fàttali moom la ñu dénk programme élargi de vaccination fii ci réewum Sénégal El Hadji Mamadou Mansour ñoo ko déggandoo jàngoroy pays gi dikkaat na fi am na ñaar ñu si ñàkk seen bakken si jamono ji nga xam ne mbas mi ngi wéy di dicté ay luwaawam. li ñu jaaxal man ñooñu ñu annoncé ñu faatu. boo xoolee bulletin bu santé bu OMS muy organisation mondiale de la santé bu le 29 décembre 2020. ci la ñu annoncé wopp jooj ni mu commencé feeñ ci ay gox yu wuute ci Sénégal ak ni ñu ko annoncé donc question bi mooy pourquoi ba ci début mois de février wala fin janvier mu soog a nekk am tollé bi mu am ñu soog ko jox punch bi loolu mooy question bi li ciy jubluwaay man loolu mooy moo xaw a jaaxal parce que feebaru pays yàgg nañu gis xëy na muy lor ay nit waaye souvent dañu daan wax sax boo demee ci gox-goxaat yi surtout ñu dëkk ci région yi dañu daan wax naan boo amee pays bu gaaw dem ci hôpital yi parce que buñ ñu piqûre wóorul di wane ni kon fii ci même Sénégal am na méthode bu ko mag ñi doon faje mais xamoon nañu itam ci wàllu kër docteur ni dañu daan prévoir
wopp ji bañ laa dal laata mu lay dal ci vaccin yi nga xam moom la ñuy jagleel tout tànk yi kon xëy na fi Sénégal yi toll ci tiit ci wàllu Covid gisoon naa ñu alerte xëy na ci benn façon ñoom ci seen biir de façon discrète mais comme ni ñu ko annoncé mu yokkaat ba leen tiitaange fekk mu nekk tawat ju ñu xam man jàpp naa ni communication la boo xam ni baaxul parce que yàgg na bi wopp jooju amee ci mois de décembre mi ngi génn ci bulletin de santé bu OMS. ñu soog ko publier jox ko tollé bii mu am ni day yokk tiitaange Sénégal yi te loolu du communication bu baax ci fi ñu toll ci Covid bi. ci gouvernement bi surtout ci wàllu santé ba tax na jàpp naa ni mënoon na demee naneen noo xam ni en tout cas li may wax Sénégal yi aajuwul tiit ba egg ci benn niveau parce que feebar piis la ti miin nañu ko. am na ay danger gaaw na wàlle mun na rey mais fekk na itam réew mi amoon nañ ci méthode bu ñu ko doon dalale parce que miin nañu tawat ji. miin nañu ko surtout fajum cosaan. papa yi dégg naa baax na ci. reenu poftan daan nañ ko def ci village yi boo nekkee doomu village da nga fa doon gis li ma ngi doon def reenu poftan nga xoos ko mu set def ko ci bouteille am na itam ñoo xam ne nag dañ ko donn ci seen maam sax nag da ngay dem jox leen xaalis ñu jox la ko benn fan ñaari fan nga tuur ko ndox loolu am na mais comme affaire traditionnelle la te xëy na wax ci gars yi moom dañu koy bañ man du ma ko conseiller kenn ku nekk fa nga dëkk daal boo fa laajee moom fu ñuy fajee police feebar la bu Sénégal yi xam di ko faj ci voilà quoi. mu ngoog ñu àddu jëmale ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ni mu leen ko waxee ci ndorteel li ci wàllum koom réewum Sénégal mu ngi siy jànkonteel ay jafe-jafe si weesoo borom kër yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te dafay gën di metti Mor Gassama xelam dafa màcc jëm ci wàllum koom la mu xam le moo di bëri na ci ay kërug liggéey yu nga xam ne nii soo moyul daal dina si bëri ay liggéeykat yu nga xam ne dañ leen wax ñu toog seen kër élage mu mel ni kon loolee dana metti dana métti moom liggéeykat yoo xam ne leen déjà crise bi ñu nekk nii nga xamante ni bii problème location yi fan yële def ngeen ci ay dossiers problème marchand ambulant yi def nañ ci ay dossiers marché yi ñuy tëj def nañ ci ay dossiers te xam ngeen ñi nga xam ne ñooy forcé ni weccet ci secteur informel ni mu bëree bu ñu leen utalee ay waxtu boo demee ci quai de pêche ba ci Tëngéej 17 heures lañ leen di wax ni ci ngay tëj donc fonctionnaire yi nga xam ñoo ci xawoon a desee kës néew donte bariwuñu bu ñu saxalee ñu wàññi seen i ay liggéeykat te li ñuy wax télétravail développé gul bu baax ci Sénégal dafay nekk problème xam nga bu fekkente woon ni média ñun ne Mambay buy liggéey si ne Yacine Ndong liggéey si Mansour bu liggéey si ne Birahim Ndong liggéey si man du ma jaaxal li may joxe sama xalaat ci sujet ma envoyé ko donc ñun xaw nañu devancer tuuti xëy na ci télétravail mais c'est différent ak yeneen secteurs yi nga xamante ni bi wàllu technologie bu développé Sénégal itam mais possibilité ci wàllu koom ci internet des na bu baax ba tax na faaw mu feeñ ci wàllu koom-koom comme ni ko Mor Gassama waxee si wàllum koom dina feeñ borom kër yu ca bari dañuy obligé toog seen kër seen loxo jotu seen ginnaaw location mi ngi ñëw facture yi ordonnance dana metti waaw man dama jàpp ni Mambay dafa am benn plan de résilience économique boo xamee ni nguur gi da ko fi tegoon ci première vague bu coronavirus bi ñu dugg ci deuxième vague ak yeneen i feebar yi nga xamee ni am na ak yeneen i jeexital yi nga xamee ni lu ci mel ni grippe aviaire indi na ko je pense que nguur gi tamit war nañu xalaat beneen plan boo xamee ni dañ koy teg ba nga xamee ni li ñu génnee loi d'habilitation ne ni amuñu sañ-sañu dàq benn fonctionnaire wala kuy liggéey ci këru liggéeykaay bu mu mën a doon te doo ko fay ndàmpaay ak yeneen te amoo sañ-sañu sax dàq ko lu mooy mu def li ñuy woowee faute grave sur le plan professionnel ñeneen ñi nga xamee ni duñ leen dàq wala yu mel nekk ci secteur informel foog am ku leen di jàppale dimbali leen te loolu plan de résilience bi président de la République taxawaloon moom la ñu war a indiwaat peut-être seet nuñ koy soppee ba nga xamee ni ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp. ñu waxoon leen ko ci ndorteelu bi la jotaayu xibaar xale yi ñu jëlee ci mbedd yi jàpp leen ne kuréel gi ëmb sëriñu daara yi ñoom ñu ngay naka ñaawlu anam nga ñu koy defee nag dañoo gis ne dañu leen singali boo seetee ba si biir dañuy wax ne xale yi la ñu bëgg jëlee ci mbedd yi waaye taalibe yi si boppam moo leen tax a jóg acharnement la dañu leen singali loolee la ñu bëgg mu dàkk démb seeg janox taskatu xibaar yi la ñu dànkaafu Mouhamadou Lamine Fall deuxième vice-président bu fédération bay kàddoom la ñuy teewlu nag sababu ñu ne dongo yi ñoom duñu fréquenté mbedd mi kurul ñoom day bu la neexee dem ci mbedd mi rek la say problème waaye dongo yi daara yi ñoom tere nañ leen mbedd mi ba commencé jël di yóbbu loolu vraiment bu dul acharnement man xaw ma nu mu tudd. président de la République ñu ngi koy woo ci jàmm kàddu jàmm ak kàddu njëkk ak kàddu teraanga lii nga xam ne moom la ñu yëkkati te jëmale ko ci dongo yi daara yi na ci wax mu dakk fi saasi lañ bëgg. liñ ci tëraloon yëpp nañ ko génnee na dakk fi saasi loolu mooy li nga xam ne moo mën a nekk jàmm am ci réew mi. mu ngoog na dakk ci saasi loolee la ñu sàkku El Hadj Mamadou Mansour ñoom sëriñu daara yi nee na dañu leen singali. dañu leen singali Mouhamadou Amine Fall bi doon sànq posé na beneen question bu gën am solo nee na mécanicien bi day installé ci dëkk bi jaaykat bi la même chose kiy doxi day doxi ñoom seen état gouvernement bi bu ñu amee soxla bu ñuy doxi cortège moo leen di accompagner
mais pourquoi pas ñu ni kon ndongo daara bi amul sañ-sañu taxaw yelwaan ndongo daara bi kilifaam jël jox ko sëriñ ñu amul droit taxaw yelwaan te ñoom ñooy saraxe c'est-à-dire que woote tax genn wet gi su kës ñu ko ci ay organisation mondiale yi lay wax nooy defee te mu nekk lu ñu xamoon fii ci Sénégal kenn nanguwul kuy torturer xale l'islam a ko gën a bañ yenente bi moo ko wax ku yërëmu suñu ay ndaw te wegoo suñu ay mag bokkoo ci ñun xam nañu loolu donc sëriñ ñi amuñu pour maltraiter talibé yi mais ñoom li ñu bëgg a xàllale seen yoonu bopp ñuy jàngale alxuraan ma jox la benn exemple programme bi ñuy xeexee lii ñuy wax naan enfant de la rue programme bi ñuy xeexee li ñuy woowee maltraitance de l'enfant ay milliards lañ ci dugal mais milliards yooyu ñu ci dugal pour di ko defee campagne ni dañu koy xeexee maltraitance li ñu jàppee ñoom maltraitance milliards yooyu duñ ko def ci daara yi ba xam daara yi di nga gis xale bu yelwaan wala déet. yow kii bu ñu la joxee milliards di la xeexal kii te kooku dëkk ak yow di sa doom nga yilif ko au lieu ma koy xeexee milliards yooyu dama koy jël def ko ci moom ba xam ni may bañ dana ko defati wala déet foofu la question bi nekk. ndax dañu leen singali am déet lu mu ci manti doon état bi moom li ñu teg ni alibi maanaam awlay moo di mbas bi moo tax dañ leen fiy jëlee ngir aar leen. mais Mambay dafa am benn responsabilité plutôt boo xamee ni mu ngi ci état du Sénégal ndax dañu tëraloon li ñu woowee modernisation des daara. ça prouve tey ci li nga xam ne moom moo fi xew ne ni dañoo am échec ci wàllu modernisation des daara yooyu parce que bu ñuy wax waxu modernisation dafa am accompagnement sur le plan financier sur le plan économique ak ba ci solu et cetera ça n'a pas encore été fait te dañuy fàttali ni ñuy wax enfant de la rue y a pas que ñi wooyee ñi nekk ci daara yi parce que ñi nekk ci daara yi lu ñu guddee yalwaan dañuy duggaat ci biir daara am na ñoo xamee ne ñu ngi ci mbedd yi nekk ci leneen jóge ci yeneen i dëkk ñooñu peut-être bu ñu waxee ni dañ leen di jël ramasse leen yóbbuwaat leen seen dëkk wala set anam yu ñu leen di dugal loolu question lay doon mais tey ñi nga xamee ni ñoom ñooy yëngu ci wàlluk daara ku ci nekk ñoom d'accord nañu ni am na benn lajjite boo xamee ni mu ngi jóge ci nguur gi maintenant naka lañ koy rectifier nag loolu mooy question bi. loolu mooy laaj bi du ñàkk dana am ab tontu waaye it di fàttali ci wàllu yoon leneen lu soxal bi la jotaay xibaar la ba tey moo di Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ni ki tey jii dana jàkkaarloo doyen des juges mu nekk ci sàkkutee fukk ay avocat wam moom Boubacar Seye si fàttali njeextalu ay bés bi amoon na fi ak congu ba ñu yóbboon ko sa pavillon spécial Boubacar Seye fukki fan ak juróom ci fàttali ci weeru janvier la ñu ko tegandi woon loxo gannaaw ba mu doon sàkk ñu andi ay leeral jëm ci koppar bi nga xam ne Union européenne daf koy génne ngir xeex màngaan gu awul ci yoon gi ay avocat am nag ñoom it dugal nañu sàkku ngir ñu may ko ak bàyyi sa nëgës ndiku laata ñu koy mën a gëstu jëm ci boobu lépp dossier. desandi ci wàllum yoon ndax mbiri Aminata Lo moom it tey jii si suba dana dem dana ko àtte sa tribunal bu flagrant délit bu Dakar nekkoon fi ab jëwriñ bi ñu dénk wàllum tourisme ci tàng bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo jiite nguur gi ñett ci ay chef d'accusation la ñu kaa toppee maanaam ñett ci ay tuuma bokk na ci outrage à agent yëkkati ay kàddu yu nga xam ne ni dafa desee tegg ne jëmale ko ci ab kilifa couvre-feu bi nga xam ne am na lu ñu say aaye moom mu jalgati ko ñëw it am ci lu ñu sa toftal mu di usurpation de fonction maanaam doxe si ab troupe wala sax boo génn liggéey nga xam ne nii du su loolee lay jëfee te bi ci gën a yéeme nag maanaam outrage à agent boobee dem moom bu fekkee rek daani teg nañu ko benn weer jàpp juróom benn ci ay weer dana ko tëdd kaso ñu ànd Seex Fatou Mbaye Diop. Aminata Lo Dia ci loxoy yoon ñu daal di koy toppee ci ñetti mbir yoo xam ne nag mi ngi daal di jublu ci usurpation de fonction li nga xam ne moo jëm ci violation couvre-feu waaye tamit outrage à agent mu nekk nag ñetti mbir yoo xam ne tegu na ci ndoddam tax ñu teg ko loxo niki rakkam yi tamit li ni mel nag tax ñuy laaj lan rek moo ko ciy fekk bu ñu sukkandikoo ci code pénal bu Sénégal ci article 196 lépp lu jëm ci wàllu outrage agent boo xam ne nag ci yoon la nekk ak ci liggéeyam ak ka ko def mën nañ ko daal di tëj ci benn weer jàpp ñetti weeru kaso waaye tamit amende boo xam ne toll na ci 4 junni jàll ci 10 junni bu fekkee ne moo def ci lu jëm nag ci wàllu usurpation de fonction yi tamit ci article 229 ay amende yi tamit ma ngi ko fay xaarandi li ni mel nag buñ ci toftalee ci lu koy xaar ci wàllu violation couvre-feu bi moom Aminata Lo Dia boo moytul li ni mel mën na see tëdd waaye nag li nga xam ne nag mooy jugement bi rek moo ci mën a leeral li ni mel ñu war ko taxawal ci àllarba ji. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar wàllu OFNAC lay doon ak nag coowal Idrissa Seck ba nga xam ne dañu siwal ak moomeelam fésal ko waa OFNAC nee nañu taxew ñu sa laalew ñu sa ci ab bataaxal bu nga xam ne jot nañu ko génne ni ki démb siwal ko ñoom waa OFNAC nee nañu mbooleem ku nga xam ne képp ku def sa déclaration de patrimoine moom la ñu koy jox ñoom xam nañu ni du benn xibaar bu nga xam ne war nañu ko rek siwal teg ko ci mbedd mi donc nag ñoom ñu ngay dëggal ni taxew ñu laalew ñu ci li nga xam ne moom mooy Idrissa Seck moomeelam goo nga xam ne jot nañu ko siwal
ba tey ci loolee la ñu def ak njiital ONG 3D moom Moundiaye Cissé nee na bu fekkee nag waa OFNAC ñoom ci boppam njuumteel si ñoom la jógee kon nag njiit la ci boppam war na tekki ndombal tànkam waru xaasa ñu ko fay jëlee ñu teewlu ko moom Moundiaye Cissé. kan la fuite bi di. La fuite de la déclaration de patrimoine d'Idrissa Seck arrange qui? Je pense que c'est là la question. Il y a des fuites qui sont faites exprès, il y a des fuites organisées. Et comme c'est une violation de la loi, des institutions doivent faire des enquêtes. L'OFNAC. mu ngoog ñu jéggalu ci kàllaamay nasaraan gi El Hadj ñoo ko déggandoo Moundiaye Cissé nee na bu fekkee waa OFNAC si ñoom njuumte gi si ñoom la jógee kon nag njiit la Seynabou Ndiaye Diakhaté warul xaar ñu naan kan tekk sa ndomba tànk. man gisewuma noonu parce que bu fekkee dañu lay dénk da war nañu soppi sax loi bi ba am na ñenn ñoo xam ne am na yenn bànqaas yu ñu leen di dénk dafa war a leer ci Sénégal yépp seen am-am. parce que boo xoolee am-ami ni muy gaawee ci nit ki diggante bi muy nekk ci benn bànqaas ak bu mu fay jógee ma jox la benn exemple bu fekkee dañu valable loolu pour protéger Idrissa Seck. waa OFNAC bi ñu defee seen rapport gëstu alalu askan wi dañu ko publier bi ñu defee rapport fu mel ni kudd am ñu épinglé rapport yi dafa génn ñëw ci presse bi est-ce que rapport boobu war naa senn wala warut a senn et pourtant ñëpp dañu doon pousser ki jiite woon Seynabou Ndiaye Diakhaté muy Nafi Ngom Keïta pour mu fésal rapport yooyu nga xam def nañu ko ci ay enquêtes yu ñu def ci yenn ci ay banqaas yoo xam ne alalu askan wi moo fa nekk. bu fekkee xëy na am na différence certes parce que lii amu boppam la mais am boo xamante ni bii nekk ci nguur moo ko permettre. parce que leeral nañu am yooyu benn bu nekk nan ci jan jamono la jan période la diggante bi mu génnee ci nguuru Abdoulaye Wade moom Idrissa Seck ak bi muy duggaat ci mburoog sow bi nii mook Macky Sall nañ évaluer ci am yooyu est-ce que ci diggante boobu la wala ci diggante bi mu nekkee ci nguuru Abdoulaye Wade dans ce cas dafay am ay points yoo xam ni dafay jar Sénégalais yi xam am boobu kantaan nag di ko génnal di ko sennal wala ci loo xam du temps nañ ko xool itam ci ku ñu dénk itam nga génn ñu defal la enquête épinglé la parce que nit dong la bu fekkee dañuy jàpp ni jalgati nga comme kaawu Cheikh Omar Anne bi mu jàppee ni lii normalul dafa porter plainte def conférence de presse après tuumal waa OFNAC donc waa OFNAC nag la ñu war a yokk ñoom seeni ay doole ba nga xam ne dal ci seen kaw wala tuumaal leen du doon lu yomb du doon Idrissa Seck du doon keneen du doon Cheikh Omar Anne du doon keneen mais ñu xam ne bànqaas la buy sàmmal askan wi seen alal ci kuy waaju dugg ak ku dugg ba noppi ak ku dugg ba génnaat loolu moo jaadu parce que tey wax nañu amu Idrissa Seck bis bu génnoon ci nguur dootuñu xam amam fan la toll te war nañu buy dugg ñu xam li mu am bu génnee ñu xam itam lan la am parce que dinañu permettre ñu xam ba xam li yokkuwaat ci ay biens lu normal la ci fi mu nekkoon wala déet kon jàpp naa ni gisuma ni xëy na egg na ci fu ñu war a blâmer à 100% waa OFNAC xanaa kay dañ leen war a yokkal ñoom seen ay outils parce que alalu askan wi dañ koo war di saytu. mu ngoog di yaakaar ne kon say kàddu du tàbbi si noppi ku tax leneen lu soxal bi la jotaay xibaar sa mbuur lay doon askan way yeewoo sa quartier golf ñoom dañoo yeewoo rek ni ki démb géej gi daal di nag fekki si seen i dëkkuwaay ñu sabari loolee nag ñoo ngi say joxoñ baaraam ki nga xam ne mooy maire bu Saly ndax mu nee na ñu moo fa sumb ay liggéey te dese saytu laata mu koy door ñu teewlu ca Cheikh Sy moo yor seen kàddu mu ngoog Cheikh Sy jàppandeewul mu mel ni kon dañuy wutali sa Tëngéej foofee nag chauffeur sa si boppam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy transport en commun jamono ji ci ay jafe-jafe la ñu nekk la ñu ñaawlu moo di doxalinu koppar ba nga xam ne dafay baw ci ticket yi ak yenn ci ay mandat ca garage ba chauffeur si nag nee nañu faw nag autorité yi si boppam dugal seen loxo balaa nag ëllëg coow di saam ñu ànd ci Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. chauffeur yu nekk ci gare routière bu Tëngéej di bëral seen ak coono ak métit yi ñuy dundee ñu koy teg baaraam ci ay jekk di ak ñàkk set ca bërëb ya. tal bi njàpp yi métti na wax dëgg yàlla te garage bi fi mu toll nii te wër gis ci boppam tey boo amoon sa soxla amaana sa soxla mën naa bañ a faju ci garage te sa jour sa mandat mu ngi fi di nga fi dugal 2000 wala 3000 ñi ko war a faj dañ lu dëgg te doo am foo ko jooyee garage moom ku ko gis moom vraiment xam nga ne moom fi mu toll nii moom ça ne va pas du tout ci lépp ak nekkin wi salte na yorin bi des na nekk ni mu war a nekk garage ba mu commencé te premier départ ba léegi benn yoon lañ ko mos nettoyé te oto yi ku ciy génn di nga fay juuti fay mandat doo ko def kon garage jëriñ ñu dara mer lool jëmale ci responsable yi saytu gare routière bi ñoom chauffeur yi ñu ngay sax ñaañ ñi nañu saytoo koppar ya nga xam ne moom la ñu jaglewal feebar bi di Covid 19. ministre bu joxee 6 millions mais xoolal fii sa gannaaw 200000 xaju fi nañ jël 200000 dugal ko fi garage bi taxaw ministre des transports nañoo toppatoo li mu fi dugaloon président Macky Sall bu fekkee am na lu mu joxoon pour chauffeur yi waa Tëngéej gis ñu seen wàll. ñoom chauffeur yi ñàkkuñu di sàkku ci autorité yi ñu gën a dugal seeni loxo ngir daal saytu bu mucc ayib ñeel seen ak infrastructure di béréb bi nga xam ne foofee la ñuy liggéeyee.
dañuy desandi sa gare routière bu Tëngéej ci njiit la si boppam andi na ay leeral jëm ci juróom-benn millions yi nga xam ne seen pa jëwriñ maanaam te ñu dénk ko wàllu dem beex dikk bi daf ko la génne woon ngir nag jàppale leen ko ci mbas mi Fallou Samb mu ngay joxoñ baaraam artisan mécanicien yi ndax nee nañu bu garage ba salté it ñoom ñoo tax musu xuusik xaye di ñu teew lay kàddoom Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ministre bi am na lu ñu sëggal muy 6 millions comme ñëpp dañ koo jëloon pour sécurité garage xam dañoo jëloon ay nit di leen fay teg leen ci buntu garage bi ñooñu seen mission moo doon kenn bañ a dugg ci garage bi takoo masque dafa naa ñu fiy dugg yëpp xam nañ ko ak tam épavé oto yi nga xam ne dañ koo génne woon ba pare ñu bañoon tam ñu duggaat ci biir dem nañ ba gis ni fukki weer ak ñeent nekk nañ ko ñoom di leen fay pay gi 900 000 la jëg ñu dem ba ni mootuñ ko ñu wàññi ko ba ci 750 000 bi ñuy tàggoog ñoom ñu ngi leen di fay 650 000 ci loo xam ne fukki weer ak ñeent la UCG bokk ci garage bi ni mu taxee kenn mënut rek tàmbali di ko bale noonu nga ñu dem waa UCG ñu waxtaan ak ñoom pour préparer benn opération bu mag boo xam ne bu noppee nag suivi bi topp ci boo xoolee tam garage bi tax bi ñuy wax mais li ko taxal lan ngay gis ay bidon huile ngay gis ay bidon liquide daanaka suñu mbokk artisan mécanicien ñoo ko taxal parce que ñooy def fu nekk ñu dépanné fa. ayca ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba ji Pape Mante bu daal di teew ma ne ko asalaamaaleykum. aleykum salaam Mambey Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah lépp jàmm. waaw ñu ngi sant dafa mel ni yeewoo ko de wala bët yee seew rek. non yeewoo nañ bët yee seew wala Yacine jox la ci café gi may buux si suba ba tey. en tout cas café ga amul suukar de. xam naa ne daal ku mu ko jox nga yeew. café ga amul suukar moom rek moo ko mën a naan Yacine Seck ay ca door ko tournoi UFOA dafa mel ni suñu gaynde yu yées fukki at ak juróom-ñaar ñu ngi leen yóbbu ci poule A. waaw démb nag la ñu amal tirage au sort bi foofu ca diwaanu Thiès bi nga xam ne moo fas yéene dalloo compétition bi ba tax na Sénégal nag fas yéene ci ànd ak ñii di waa Gambie ak Mauritanie ci phase de poule yi mën na nekk nag taxawaay gu am solo bu ñu sukkandiku ci Malick Daaf mi xam ne nag waxtu bi daanaka nag Sénégal soobu na ci liggéey bi bu yàgg moom mi ne nag muy fësal objectif u gaynde Sénégal yi ci boobu le tournoi Malick Daaf ci jokkoom ak kii di Soxna Fall foofu ca Guéréo. je pense que su fekkee bëgg nañu delluwaat Afrique tam final wala jël coupe yi donc xam nañu lu ñuy xaar xam nañu nag du yomb parce que adversaire yi fi ñëw yëpp loolu la ñuy wut diggante bi def nañu ay préparation boo bëggee dem Afrique moom amul tànn da ngay jël équipe yëpp au sérieux nga joué match yëpp à fond te mu gagné sa match yëpp géey lañ ci am nañu yaakaar vraiment buñu booy góorgóorloo concentré wu def li ñu war a def incha allah mën nañu am lu ñu bëgg match kenn du ko gagné avant nga koy joué da nga koy liggéey si terrain bi nga wone ko mooy tax nga gagné ko je pense que xale ñu ngi tàngat bu baax ñu ngi waxtaan ak ñoom di leen conscientiser ñu gën ànd ak seen xel ànd ak dal bañ a naagu sous région yi moo gën a métti ay match amicaux yu bëri temps ñu ngi liggéey ak ñoom ci fi ñoom xam nañu lu ñuy xaar nga def la rek mooy jéem a delluwaat Afrique soxal yooyu les qualificatifs kan yu 17 yi jàpp leen ne directeur tournoi bi mi ngi dalal xel. waaw moo ngi dalal xel yi waaye nag jàppale tamit ci poule B bi Guinée Bissau moo fa nekk ni ki noonu tamit Mali ak équipe bi di Sierra Leone kii nag di Victor Sis di xam ne daal ni fédération bi nag dinañ def seen kéem kattan ngir nag respecter protocole bi ñu teg ngir xeex mbas mi di Covid 19 muy fàttali ne tamit nag équipe bu nekk dina def ay test IRM ngir xool ndax seen ay âge mat na Mbaye Tall Xuma moo taataan ay kàddoom. test IRM li dañu leen fekk sur place defal leen test IRM li en fonction calendrier arrivé équipe yi test Covid yi aussi dañu nekk sur place équipe yi ñëw pour test Covid yi en respectant le calendrier des arrivées donc mais ñun jël nañ suñu motukaay yëpp depuis aéroport bu ñu nee cëpp am nañu déjà ay éléments yu nekk foofu ñoo leen di guider yóbbu leen fi ñuy dal donc bu ko defee du am ay jafe-jafe te yaakaar nañ ci organisation bi lépp lu ñu defoon ci tournoi U20 bi fi amoon Thiès moom la ñuy reconduire parce que même organisateurs yi ñoo nekk ci U17 dañuy yaakaar ne ñooñu redé nañu. di fàttali rek ne nag ñaari équipe yi nga xam ne nag ñoo nekk ku jël P ak 2 ci poule bu nekk ñoo fas yéene dem demi-finale équipe finaliste yi nag ñooy teewal zone bu A bu Union des fédérations ouest africaines ca CAN U17 bu ñu fas yéene amal foofu ca Maroc ci weeru mars. CHAN 2020 dafa mel ni demi-finale yi de tey la ci àllarba ji. waaw tey la ci àllarba gi nag jàppal ne Cameroun mi dalal boobu les compétitions dina ci laale ak ñii di nga xam ne ñoo yor raaya gi waxtu wi di Maroc loolu nag bu 20h jotee la doon. foofu ca Limbe beneen jongante bi nag Mali ak Guinée la doon foofu ca stade bu Diapama nekk ca Douala ci leeral ak kii di Soxna Fall.
jongante ci diggante Cameroun ak Maroc dafa mel ne final laata mu yegsi mu dalal xew mi Cameroun mi nga xam ne moo génnee RD Congo ci 2-1 war a daje ak ki nga xam ne moo yore raay gi di Maroc mi daan Zambie ci 3-1 beneen demi-finale bi mooy derby Afrique de l'Ouest war a dox ci diggante Mali ak Guinée ñaari équipe yu wane seen bopp bu baax ci tournoi bi Mali moo xañ Congo gannaaw ci séance de tir au but 7-4 Guinée moom ak coup franc bu Morlaye Sylla bi am ndam ci kaw Rwanda 1-0 mu di derby bu nar a neex ci conférence de presse laata jongante bi sélectionneur Mali bi Nounou Diané nëbbul ay ambition li mu bëgg mooy jouer final bi xam na ni du yomb waaye mën na nekk ci noonu moo tax aigle yi war a wane efficacité ci kanamu équipe bu Sili nationale boo xam ne moom itam du maye dara te fas yéene tam jouer ay chance am ba mu jeex. Mame Mbaye Ndiaye kon fii la ñuy ndax keppee lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. dig daje. 12h lay doon ak Birame Ndiaye Touré ànd ceeg Yacine Seck 13h. ànd ak